kon may ñaanal Pambaay moom nga xam ne sama goro la moo ma mayoon Ngoné Ndiaye. macha allah Pambaay nit ku baax. daje naa ak moom bërki démb. dëgg la bërki démb laa daje ak moom. kon Ngoné maa ngi lay jaale Pambaay moomu ndax man ba may ñëw di la bëgg Pambaay mooma la mayoon. dëgg la ku ko waxoon ni moom ak sa yaay du ñu rawante 2 mois ñu weddi ko. dëgg la te Pambaay bërki démb je dis bien bërki démb. amul ñetti fan la daje ak man Cambérène di ma nuyu. ndekete yow boobu mooy suñu mujjeen gisante man ak moom. dëgg la yàlla na ko yàlla xaare àjjana. amiin woyofal suuf ci kawam. ku ne nag li dal Ngoné Ndiaye mettiwul ah dalaa dalul. dafa la dalul. sa yaay génn àdduna même pas 2 mois sa mag boo bokkal ndey ak baay sa taawu kër génn àdduna ci ñaari côté benn bi ci li mu nekk employeur groupe Futur Média bref King FM beneen bi mooy li dox sama diggante te ñëpp di ko jaale tamit. ñëpp ñu ngi ko jaale xam naa ni suñ délégation dinañ dana fa dem incha allah rabbi. waaye gannaaw loolu àdduna lañ nekk tey nag am ngeen gan gu rëy gan ngoo xamante ni nii damay wax ni surtout Soundiata Keita la xalif général kullu Mandeng moo fi nekk tey kii am nañu tey daraje boo xamante ne nii ñun xam naa ni ñun bu fi sëtu Soundiata Keita duggee ñun xam naa ni ñun am nañu ñaan surtout nag xalif général bi dëgg la boo fi teewee tey am nañu ñaan te xam naa ni jinne yaa ngi fi jinne yu baax yi tey on va parler de jinne tey on va parler de jinne sang bi maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziare nu ngi lay bëggee man ak Al Ndiaye émission bi mi ngi tudd lu xew tey ne émission yëpp dox waaye na lu xew tey dox ci kër gi loolu la ñuy sàkku nga ñaanal ñu jox la nag nga nuyoo ñuy jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax ci teel a yeewu gi ci kontaan gi nga xamante ni kontaan nañu ko ci yow sëñ bi tarfadal alhamdulilahi rabbil alamin Lamine Samba maa la gën a kontaan yow ak sa waaji al waaw sant yàlla bu baax di julli ci yenente bi di gërëm suñu maam Soundiata Keita le roi d'Afrique le roi du Mandeng waaw di ñaan seen émission bi yàlla na jëm ca kanam ci barke Mandeng amiin waaw alhamdulilahi rabbil alamin tey ma nekk seen gan ñu fas yéene waxtaan ci jamono ci suma liggéey ci lépp loo xamante ne ni laal na ci mbiru jinne ndax loolu laa maîtriser ku ne Soundiata Keita ne le roi d'Afrique le roi di jinne ak jaamu yàlla yi nga xamante ne ni yilifoon na leen ci jamonoom waa kay kon loolu dina ma neex loolu ngeen invité ma ñu waxtaanee suma maam Soundiata loolu ñun tam lañ ciy gën a kontaan mais lan ngay wax bi nga dugg si tey ci groupe Futur Média rawatina fi nga xamante ni moom mooy King FM lan ngay wax sénégalais yi lan nga gis sant yàlla kontaan xol bu sedd daan naa la déglu bu baax a baax waaye alhamdulilah rabbil alamin tey yàlla dogal na bokk nañ jotaay na leer ñu ngi soog a gisee vraiment wax dëgg yàlla ñu ngi soog a gisee suñu loxo mu ngi soog a laalante tey wallaahi man de maa ngi lay doog a gis tey man mii tam maa ngi koy soog a gis tey wallaahi kontaan lool sax di rafetlu kër gi macha allah accueillir bi rafet na vraiment nit ñi ñu baax lañ daal ñu baax ñoo fi nekk vraiment kontaan naa ci ñoom ñëpp mais sëñ bi dama la bëgg tooñ tuuti mais sëñ bi maanaam tey nii da nga civilisé quoi waaw man loolu moo ma jaaxal te boo ko fekkee ci liggéeyam wala nga gis ko ci internet bi xam naa dinañ ko wane léegi ci sitam bi bon boo ko gisee da ngay daw da ngay raglu ay affaire yu kéemaane lay kii mais lu waral loolu waaw sant yàlla bu baax xam nga boo nekkee ci biir liggéey bi jinne yi dar la jinne yi daroon Soundiata Keita ba ko yaayam di woyal Simbo Mbe Jatale ma muy jóg dem di yenu guy gi naan yaay laalo nga bëggoon guy a ngi nii waaw ñooñu buñ la daree nga nekk sa biir liggéey beneen nit ngay doon waa kay mais instant da nga fashion quoi loolu laa bëgg a wax quoi maanaam da ngay yemoo ak jamono quoi waaw en fait sant yàlla bu baax alhamdulilah ku Lamine Samba invité faw nga am noo mel doog a ñëw dafay dëgg waaw looloo tax ñu am fi ñu jaar rek dëgg la ñëw toog jàkkaarloog jaamu yàlla yi sant yàlla tey dañu gis benn phénomène boo xamante ne dañ ciy cof rek parce que léegi incha allah rabbi gaa ñi tënk xibaar yi ci 5 minutes mais dañu gis fait de société bi nga xamante ni am na tey ci réew mi noo gisee réewum Sénégal tey sant yàlla bu baax Sénégal sant yàlla bu baax xanaa kay di gën a ñaax nit ñi nañuy bàyyi xel ci cosaan parce que nit amul lu mooy cosaanam waaw Sénégal nekk na dëkk boo xamante ni dëkk cosaan la waaw maam daf fi am lim fi bàyyi woon waaw ñu fas yéene di ci bàyyi xel rek di sàmmonteeg cosaan yi waaw alhamdulilahi rabbil alamin Sénégal nit ñu baax ñoo fi nekk waaw nitu diine dëkku diine
waaw loolu daal wax dëgg yàlla dañ koy wax jaamu yàlla yi. al waaw man de dama ko bëggoon laaj loolu foo ko doonee ak naka nga ko doonee ak naka na la feeñoo. waaw sant yàlla man surtout Soundiata Keita direct la Soundiata ñaar fukki doom ak juróom la ko yàlla wërsëgale Soundiata Keita man ci taawam laa meññee ko. macha allah ci taawu Soundiata Keita bind naa ay livre ci Soundiata damay bind ay livre ci Soundiata Keita damay wax ci Soundiata loo xamante ne nii bokkut ak li tubaab bi bind ndax ndono ak li tubaab bi créé du benn. Soundiata ñaar fukki doom ak juróom la man ci taawam. sa maam mooy taaw meññee ko sama maam. mooy taawu Soundiata mooy taawu Soundiata sa maam moo tudd naka. sama maam Aliou Keita la tuddoon. ok Aliou t'as Keita vu kon on a décroché le gros lot macha allah macha kon allah. ana Cobran ana Cobran a ngi nii kii Coro Mbaar Njaay la tudd Coro ndeysaan. waaw dëgg la, moom moo war a ñëw pour tënkal ñu xibaar yi ci wolof Dëgg ak la. ci français moom nag nii nga ko gisee rek nii la mel may sàkku rek nga ñaanalal ma ko mu am borom kër incha allah ndax mi ngi bëgg a maxay si suñu loxo yi wax dëgg yàlla nag mi ngi bëgg a sonn waaw mën liggéeyam lool waaye bi mu ñëwee Futurs Médias daal la gën a suqaliku man daal damaa gis leer gi ne ci yow daal ni mu gën a kiiwee nii daal Futurs Médias la ba nga nekkee de l'autre côté dañ gis cor may da ñuul kon mu ngi noonu tey Coro dañu dalal gan gu rëy surtout Soundiata Keita wax na fi léegi ne am na lu Youssou Ndour wayoon ci Serigne Mbacke Soxna Lo ne taaw doom yi taaw sëtu taaw Serigne Mbacke Soxna kon kii maamam mooy taawu Soundiata Keita nee na Soundiata ñaar fukki doom ak juróom la amoon maamam mooy taaw kon mën nañ wax ni mooy premier sëtaat bu Soundiata Keita moo tay bu taxawee tey ne mooy xalif général kullu Mandeng ñu mën koo gëm tamit dëgg. acca Daouda ñu yaatal xibaar yi acca Coro Mbaar Njaay. Rejoignez-nous sur notre Facebook, Twitter, Instagram, King FM, première radio digitale du Sénégal. ñu koy santee suñ borom tabaraka wa taala bu baax ndax léegi maa ngi seetaan journal benn télévision ñuy wane Jakarta waa Ndar di ci wax mais est-ce que xam nga ni ñun biñ ci waxee ci la njiitu réew mi jël ndogal ne xeetu sàngara boobu ñuy wax Jakarta bu nu ko jaayati ci réew mi te képp ku koy jaay nañ la teg daan kon dañuy sant yàlla xam ne ndekete King FM gaa ñi ngi koy déglu ñu ngi koy seetaan mooy beneen bi ci topp mooy rebondir vers l'information ñun jànguñu journalisme mais xam nañu ni ñu bari tey ci presse écrite ci site internet ci feneen ak feneen dañu rebondir ñun suñu information traité ko xóotal ko ci neneen tamit dëgg. mais ndogal li ak mbir mi fii la tàmbalee tey nag Coro waxtaanee ak sëñ bi mu ne ma est-ce que xam nga ni jinne dina naan jinne dina fenloo nit jinne dina defloo nit naka su dul noonu dañ lay bàyyi nga sànni ci benn kàddu ñu commencé nag ci sëñ bi waxtaan ak moom ubbi it antenne bi ndax ñun suñu njëriñ rek taxu wax njëriñu askan wi moo tax ñuy wax naam tey sax daanu jëriñu ndax sëñ bi dina ñaanal King te dinañu ñaanal Coro Mbaar Njaay voilà Lamine ni nga ko waxee dafa am solo parce que comme ni nga ko waxee bëgg lu yomb moom man jàpp naa ne li mu lay yàqal moo ëpp lu mu lay defar amul sax lu mu lay defaral c'est-à-dire même un parent milliardaire warul mën a tax rek nit ki yeewu rek bëgg a tëdd këram
donc après maintenant nit ki bëgg na verser ci facilité parce que pour man xam nga par exemple agression bëgg lu yomb bokk na li ci yóbbu doomu aadama te man pour man ku lusut duma lusut nii rek xool Lamine Samba jam ko wala ma xool Al jam ko ku ànd ak sa sago ànd ak sa lucidité doo ko def donc moi j'estime que loolu noonu yëpp bëgg lu yomb bokk na ci li ko ëmb maintenant avec la complicité de toute une société parce que Sénégal tey sama doom bu bonee Lamine Samba ne duma ko boole ndax dëkkandoo la ndax nangam sànq damay seetaan vidéo xale bi ñu rey famille wam di wax koñ ba ñëpp mànkoo ne xale la bu am jom boo xamante ne day dem liggéeyante ay gaalam yóbbu 60 personnes le matin 60 personnes le soir ñu dem liggéey seen liggéey bu ñëwee tëdd demul dikkul ñu faat ko rey nañu soutien de famille te ñi ko rey ñi ko non ñi ko rey coro da ngay yegg ca wax ba da nga koy ñeme ay jakarta maan lañ maanaam ñooñu di naan sàngara boobu ñuy wax jakarta parce que waa koñ ba yëpp xamoon nañ leen te loolu lépp li ko ci indi mooy ñàkk bañ a dénoncer parce que ñi ko agressé bi ñu ko agressé ba pare kenn ki il paraît que dafa dem këram ñu yéegal ko ci kaw terrasse bi sànq ko mbàjj kon xam nañu gars yi xam nañ li mu def ba pare parce que di gis naa ci vidéo bi waa kër xale bu góor bi naan waa kër xale bi ñu rey naan ñi ngi ko bëgg a rawale yóbbu ko Mauritanie ak yeneen et pourtant sa doom boobu noonu bi muy bëgg lu yomb di toog di jënd sàngara 100 francs di jënd yàmbaa téeméer di ko naan ak di ko tux yaa ngi xool tey mu rey doomu jàmbur nga bëgg ko muur pour ñu rawale ko te doomu jàmbur moom jébbal nañ ko boroomam xam nga yooyu noonu yëpp c'est des choses yoo xam ne malheureusement on le vit au quotidien et personne n'en parle c'est-à-dire man Lamine sama problème mooy cette hypocrisie là je suis désolée de le dire dans laquelle nous vivons parce que Sénégal ba waxee ñu ne réewu masla réewu rafetal yow à la fin du rafetal du masla c'est de l'hypocrisie léegi nag damaa bëgg ñu ànd ñun ñëpp déglu sang bi mu waxtaan ak ñun ca commencement ca lam donnee ca maamam d'abord ak kan mooy maamam ak moom ndono googu nan la dikkee ci moom ñu soog a ñëw nag ci déperdition bi nga xamante ni xale yaa ngi koy def guddi ak bëccëg suba ak ngoon ak lan moo ci ñoom seen solution en tant que ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy ñaankat sëñ bi dégg nga li Coro wax dégg nga li sénégalais yi wax te xam naa ne bu ñu ubbi woon léegi antenne bi macha allah mais dañu bëgg déglu la nag nga wax ñu kan mooy samaam d'abord nga ñëw ci ndono gi nan lay dikkee ak yow après ñu soog a ñëw nag ci xale yi ndekete yoo la ñuy def duñ ko tey askan wi yëpp ñu ngi lay dégg. waaw alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla Soundiata Keita mooy suma maam mooy ki nga xamante ne ni papam Nare Megan mooy papa yi Soundiata Sogolon Konté mooy yaayam Soundiata nekk na koo xamante ne ni papam buur la woon buur bu bëgg nguur papam amoon na ay doom laataa Soundiata waaye ba Soundiata laataa Soundiata di juddu papam dafa demoon dajale boroom xam-xam yëpp ne leen man kat am na fi ma dese ci Afrique war naa peeg foofu yëpp nekk le roi d'Afrique comme li Soundiata dégg ñu xamal ko ni loolu mënoo ko am waaye mën na jóge ci yow waaw ñu indil ko soxna soo xamante ne ni soxna soosu moo war a meññ Soundiata dañ ko tànnal yaayam Sogolon Konté nekk na koo xamante ne ni jamono jii buñ ko présenté woon benn xale bu góor du ko bëgg ndax liñ naan dafa sëggoon dafa amoon boos ci ginnaaw waaw parce que ku war a jur Soundiata Keita dafa am koo war a doon melokaan bu mu dafa am melokaan boo war a yor Sogolon Konté ñu ngi ko jëlee ca àll ba indil ko papay Soundiata Keita jamono jooju moo nekkoon buur waaye am na côté yu nguuram yeggul woon foofu bañ indalee papay am nañu ko nangulul woon kay am nañu ko nangulul woon ni buuram yegg na foofu bañ ko indalee Sogolon Konté yaayam Sogolon Konté nekk ak papay Soundiata Keita ba ni Soundiata juddoo Soundiata ba mu juddoo toog na fanweeri at doxul tubaab bi dañ ne 7 ans mais man doonay Soundiata la li ma la wax mooy li am bind naa ci ay téere 30 ans parce que nit mënul judd 7 ans rek dem yëkkati guy te Soundiata bis bi mu jógee bis boobu la dem yëkkati guy gi saxoon ci biir suuf juróomi at waaw parce que Soundiata yaayam ñaareelu baayam la woon yaayu Soundiata bu bëggoon laalo jamono jooju ñoom laalo dañ koy dem xasi ci guy pour mën ko booleeg cere bu yaayu Soundiata bëggoon laalo day dem ñaan ko wujjam ne ko ah may ma laalo wujj bi di ko xas ne ko ah yow kat yaa ngi borom ñeenti tànk maanaam Soundiata day ram demal sa borom ñeenti tànk bi wutal la guy loolu metti Sogolon Konté lool
Sunjata loolu metti ko lool ba tax na yaayu Sunjata ci boppam boroomi jinne la ba mu tëjoo moom def li si xaar laajte ana lan mooy jógloo suma doom ñu ne ko faw mu am ci lu mu jafandoo yaayu Sunjata dem tëggal Sunjata weñ boo xamante ne ni jamono jooju feer amul woon dañ doon jël xeeru dënn moom lañ doon ruyal nañ xeer bi fukki fan ak juróom indil ko Sunjata indi juróom-ñaari nit ñoo yeno weñ bi indil ko Sunjata Kayta ba mu jafandikoo ci weñ bi dana tëll damm jinne yi xamal ko ni lii jógloo Sunjata Kayta moo gën a tuuti lii te bu ko jafandikoo day jóg ñu jox ko way bañ ko joxee way yaayu Sunjata Kayta Sogolon Konte dem ba ci dex bi way ji dex bi yàbbi lu mel ni bant man loolu laa doonnoo ci Sunjata mooy li may téye nii lii ndono la ci Sunjata Kayta c'est-à-dire non sëñ bi moom foofu doo avancé lii c'est-à-dire depuis 1200 la ba tey lii yat bii nii mooy lii ak lii su ma bàyyi Aliou waaw bi ñu tuddee taawu Sunjata waaw moo ko tëggaat jàppee ko lii ak lii mais lii la woon ak lii Sunjata moo ko doon yor Sunjata Kayta moom la jógee yaayam Sogolon Konte ba mu demee ci dex bi woy ko woy bi ngay mais lii na ko tàllal ñëpp gis de waa sëñ kay bi tàllalal lii ñëpp gis woy bi ngay dégg ñu ma koy woy si mboombee jataleema jataa kutigi yàlla yaayu Sunjata Kayta moom la woy ci dex bi ba dex bi yàbbi loolu xam nga weñ bu ñu tëgg 15 jours juróom-ñaari nit indi ko nga jafandu ci mu damm moo gën a dëgër lii dëgg la waaye lay jógloo Sunjata du doole baatin la dëgg la ba Sunjata Kayta jafandikoo ci lii yaay ji tiim ko di woy mbooloom yépp taxaw yaay ji di woy Sunjata di lox ba jóg taxaw ne ko yaay ko doon woyal si mboombee jataleem jataa kutigi yàlla suma baata neexul bu woon loolu ma neexal woy bi waaye mandeng yi may déglu xam nañ ni looloo jógloo Sunjata mais am na ku ko reprendre ci waykat yi kan la waykat yu bëri dañ koy woy Maawo Kuyaate certainement Maawo Kuyaate foofu waykat yu bëri dañ maa jatalee ma si mboombee jatalee ma yaa ngi may dégg de Sunjata ba mu ne bërët jóg Sunjata dem ci àll bi fekk guy gi sax ci biir suuf juróomi at Sunjata ne guy gi sëjjët yëkkati ko indil ko yaayam ne ko yaay yaa bëggoon laalo guy a ngi nii yaakaar naa kuy dem di ñaani xasu guy buñ la indilee guy kookoy suma maam kookoo ma meññ man Cheikh Ibrahima Kayta suma baay donn lii ci baayam comme na ko ay maamam donantee ci Sunjata Kayta ba mu tegu ci suma loxo waa kay est-ce que ñëpp nangul nañ la ñëpp nangul nañ ma man rek maay taxaw woote ni je suis le roi d'Afrique et le roi du Mandeng ma wax naa ko fu ne waaw wax naa ko fu ne amul concurrence kenn kii ndono ma ñamee continuer loolu amul non ndono bi nan la jógee maa ko téye Mandeng xam nañ ma ndono bi nan la dikkee ci yow nan la ñëwee ci yow ba téye yat bi wala Coro question boobu non baax na kay baax na c'est très intéressant suma baay moo nekkoon xalifa Sunjata Kayta ba muy génn àdduna man la dénk lii du caaga ni am naa doom man maay taamu maanaam ki war a téye lii déedéet Sunjata borom mbir mi mooy taamu mooy téye ndonoom dala koo feeñ sama baay ci boppam daa xam ni man maay ndonoy Sunjata man la ninki nanka de Sunjata Kayta suma baay ma ko njëkk a woowee man sama baay woy na ma ba may am ñeenti at suma waajur bu jigéen mu ngi dund mu ngi may dégg suma baay woy na ma ba may am ñeenti at barki Sunjata Kayta ndonoy Sunjata du caaganit borom karaw gu weex wala at yu bari déedéet lay téye Mandeng xam-xam la kon al day ñëw ci ne la valeur n'attend point le nombre des années est-ce que xam nga ni ci moom sax ñëwaat na ci moom ci jëmi boppam ci thème bi ñu doon waxtaanee doon xale taxul yàlla lim lu bëgg dénk mu dénk la ko Macky Sall mi nga xam ne moo nekk président de la République de tous les Sénégalais ñi ko fi mag fuuf ëpp ko xam-xam ñoo fi nekk waaye yàlla moo dogaloon ni moo nekk njiitu réew mi Lamine Samba doguma la taalif naa benn téere ci Sunjata def naa conférence de presse bu rëy weer wi jàll suma kër bind naa fa ba Sunjata Kayta di am 10 ans ni meloon kon ça tombe bien ak sa émission bi am fukki at warul tax nga yàqu am 15 ans warul tax nga yàqu Sunjata ba muy am fukki at di raam bind naa fa nam daan dundee ba nekk kilifa xam nga doon xale doon kilifa dafa neex waaw te loolu kenn du la ko wutal am cër kenn du la wax nii ngay def ba am cër yaay bëgg doon kilifa bëgg doon nit ku baax xam ni ci ñu baax nga jóge bind naa fa Sunjata Kayta ba muy am 40 ans nam meloon def naa fa ba muy am 60 ans 65 ans la génne àdduna def naa ko foofu téere bi maa ngi ko tuddee qui est Sunjata Kayta parce que tubaab yi dañuy tâtonner
téere bi wax naa fa loo xamante ni àdduna nit kenn jàngagu ko kan moo meññ Soundiata Keita man dama lay limal suma ndey ak suma baay ba ci Soundiata bënn Soundiata limal la Soundiata ba ci Bilal ibnu Rabah bi doon noddal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku moo meññ Soundiata Keita loolu tubaab bi duñ ko wax parce que buñ ko waxee dañuy dooleel diine l'islam te tubaab du dooleel diine l'islam man maa ko njëkk a wax ci àddina waaw bu weesoo man Tiken Jah Fakoly mu ngi koy way maag moom képp ñoo wax loolu kon Soundiata Keita du ay caaxaan déedéet Soundiata Keita c'est le roi d'Afrique c'est le roi du Mandeng yàlla def ma xalifaam suma àdduna yëpp Soundiata la Soundiata mu ngi doonnoo ci yaayam 313 jinne du ay kaf du ay caaxaan du ay fo 313 jinne la Soundiata doonnee ci yaayam Sogolon Konté Soundiata buur bi mu mujjee daan Soumanguru Kanté le roi di Soso ñëpp xam nañ ko buur boobu nekkoon na buur boo xamante ni jamonoom dañ daan wax yenente yàlla Souleymane nit ñu ñuul ñi parce que bu bëggoon jóge fii dem Ngor du dox danaan jinne yi yóbbu leen ma ñu yóbbu ko fu muy jaar ci kaw jaww ji da ngay gis mu ngi dem mais du dox kooku amul ñaawteef bu mu deful ci àdduna amul xeetu ñaawteef bu mu deful ci àdduna noot nit ñu ñuul nii di leen fitinaal kan moo dindi loolu Soundiata Keita suma maam ma ne Soundiata Keita dama bëgg ñu fàttali ko nit ñi dañ ko fàtte tuuti parce que primaire nga koy jàngee CM2 xaw ma CM1 mais ak Cheikh Ibrahima Keita maa ngi xamal nit ñi parce que maa ngi bind ay livre di ko yónnee ci dëkk tubaab yi waaw ña ngay jàng kan mooy Soundiata Keita ndax man la ma la ciy wax kenn du la ko wax lan ñu ciy wax waa Coro bëri na sëñ bi bëri na ñoo xamante ni sëtu diw laa wala doomu diw laa te il est vraiment pas dit forcément que nekk doomu kooku noonu wala nekk sëtu kooku noonu dafay war a tax nga làmboo lépp li nga xamante ne moom la nekk te malheureusement on est dans une société boo xamante ne dañuy joxe cër dañ lay jox cër ba jox la cër yëpp léegi nag yow mën nañ la jox sax cër boo xamante ne mérité woo ko bëri na fi ay nit yoo xamante ne dañ la naan doomu diw la wala sëtu diw la ñu ngi dugal nit ñi ci tuuxi doona yu dul jeex da ngay feebar yaakaar leen dem fa ne dama bëgg ñu fàjjuñ ma ñu indil la yeneen jàngoro boo bañulee ñu sàkku la bu sàkku bi jàllee boo bañulee nga jëlee ci doom ak yeneen ay jafe-jafe yoo xamante ne sénégalais yi ñu ngi koy dund ak ay doomu diw wala ak ay sëtu diw yow en tant que sëtu diw ak doomu diw lan nga mën a dénk ñenn ñi par rapport ak phénomène yu mel noonu. c'est très intéressant dafa wax lu am solo parce que man nekkuma fi lu mooy di jëng damm-damm yi malfaiteurs yi dafa am li ñuy woowee sëriñ ak këriñ moo tax maa ngi nuyu seen waa ji Ndoye Band mën naa ko tudd maa ngi koy nuyu bu baax bien sûr damay suivre émission boobu ñun rek ñooy wujjëm ñun rek ñoo ko teree nelaw damay suivre fii rek lañ teree nelaw moom émission boobu noonu muy feeñalee mbóotu caaxaankat yi loolu du xam-xam man ba sama baay doon dund boo ma fekkee da nga naan taalibe laa sama karaw gi mu ngi ca kaw buntu néegam laay taxaw yor suma kurus du ma wax ak kenn dugal génnal kii moo ci topp tarbiya ko benn yëre daan naa ko sol ñaari weer tarbiya ko mu def ci man xam-xam ndax jamono jooju xam ne ni Soundiata tànn na ma man la sama baay yor baayam yor ko Soundiata yor ko mu suma loxo te boo duggee ci suma page Facebook da nga xam gars ne yi gis nañ ko maa ngi seetu Soundiata Keita gars yi gis nañ ko léegi yow Coro xam nga kon mun nañu dugg léegi nag ci débat bi sëñ bi je vous laisse. non yow kañ moom lesuñu rek tey dinaa ñëw toog waaw bien sûr tu vas revenir tout à l'heure D'accord, waaw tey moom xoolal lu ngeen gis rek tey sax bu bref amul sax na Ndakaaru naat ñu avancé su ñoon newu si parce que tey dañ fi ñëw taxaw pour yee askan wi sëñ bi xale yaa ngi yàqu xale yaa ngi naan sàngara xale yaa ngi tux yàmba xale yaa ngi ne yàcc ne yasar est-ce que jinne mun na def loolu noonu nit aha kay dana ko def Lamine expliquer ñu dana ko def doomu aadama ñun bariwuñu doomu aadama maanaam gën kaa am doomam fukki doom ak ñaar ñun 7 milliards la ñu ci àdduna bi maanaam waaw da ngay dégg sax RFI devant ni 7 milliards de voisins ñun 7 milliards la ñu ok léegi nag imaginel jinne benn jinne buy doog a dugg ci sëy liñ naan taawam la ay taawam 18 doom lay doon loolu doo ko dégg kenn waxal la ko ci kaw suuf nga ne 18 doom la jinne di taaw loolaa wax 18 seex la jinne loo bu ko taawloowee nga dégg mbokk yi naan ko muñal bëreegoo ay njaboot te ay taaw la jinne li muy produire doo ama du ko produire léegi imaginel 18 chaque ëmb 18
fukki weer ak ñaar la jinne di ëmb. waaw wasin ci 12e mois bi. waaw fukki doom ak juróom-ñett 18 bu ma juumee ci olof bi 18 laa bëgg a wax. waaw 18 waaw. lay wasin. waaw loolu bu màggee. benn jinne benn. ci benn jinne buy doog a dugg ci sëy beneen ëmb bi dina ëpp loolu. dugg ci àdduna bi xam nga jinne nekk na loo xamante ni comme nit ñi ni mu amee saay-saay noonu la amee jinne saay-saay mais jinne saay-saay yee ëpp ñu baax ñi. jinne dina dugg nit gis nga jinne day gis bopp jigéen comme boo jëlee kaas ataaya jël nen bu weex def ko ci biir ni ngay gisee nen bi ci biir te du jar nga yónnu la jinne di gisee bopp góor ak jigéen moo tax bu ñuy ñaax suñu jigéen ñi nañuy musóoru di takk seen bopp yi c'est très intéressant jinne day dugg ci doomu aadama comme ni ngay tànkee ndox di ko naan muy dugg sa biir yaram jinne day daw ci deretu doomu aadama def loola lu ko neex ñu bëri ñu ngi fii di yéeg 3e étage di daanu ñu naan dafa tux dafa jinne day def lu mel noonu ñu bëri mais ma ne nit néegul jël paaka di jam boppam man indil lañ ma ñu mel noonu ah bon ñuy jël paaka ñoo xamante ni dañ leen di takk téeméeri takk lañ leen di takk indi leen buñ leen bàyyee dañuy jël paaka jam seen bopp jinne day def loolu mais man Cheikh Ibrahima Keita la ninki nanka de Soundiata Keita jinne yabu ma déedéet jinne yi doon ataayal Soundiata Keita ñoo may dar loolu dama koy dindi vite fait et bien fait ci kàttanu yàlla ak darajay Soundiata ça existe Sénégal damay dégg ñu naan jinne moo ëpp ay jinne Sénégal amul dëkk bu ko ëpp ay jinne mais Seydina kon ñii nga baal ma lii lor askan wi ñu ngi koy gis est-ce que ñoom dañu am droit croiser les bras noppi. bon déjà maa ngi leen nuyu ñëpp. ku Oui. ci nekk sa tur ak sant di nuyu Cheikh Ibrahima. donc di am mbégte rek ci ñëw bi nga xam ne ñëw na si. ñëw bi du dara lu dul pour. bien sûr donc ñoom dañu am responsabilité ci société bi. xam nga sunu borom subhanahu wa taala dafa bind ñaari xeet. ñun ak jinne jinne yi. yi ñu bokk fi ñu nekk. jinne yi di ñu gis te ñun duñ leen gis. jinne yi ñu xaaj leen ci ñetti pàcc. ñi nga xam ne dañoo sax ay laaf. di naaw. ñi nga xam ne dañoo am melokaanu jaan. ak ñi nga xam ne dañu am melokaanu xaj. ci ñett yooyu xam nga ñun doomu aadama dañu xaaj ci ñeenti pàcc. nitu ndox nitu suuf nitu ngelaw nitu safara. donc jinne yi aussi nekk la muy juróom-ñaar di juróom-ñaar yu aussi. donc mu nekk loo xam ne baatin la donc ñoom responsabilité bi nga xam ne dañ ko am war a jëm ci ñi nga xam ne mooy ñun doomu aadama yi parce que ñoom ñi ngi gis ñun li ñu gisul. ñuy gis ne jinne yi ni ñuy duggee ci doomu aadama yi parce que di nga gis jaan muy dox. nga foog ne nit rab la nekkate jinne la nga gis xaju guddi xam nga ne ku ko gis am na lu dee. donc moom ci boppam ñu koy laaj rek responsabilité bi nga xam ne ñoom maanaam du ma la responsabilité sax maanaam mooy mbóot bi nga xam ne maamam yi dénk nañ ko mu jëmale ko ci askan wi fan la jinne yi toll fi mu nekk nii ci population sénégalaise ba ñuy gis. ban pouvoir la ñu am merci pouvoir la ñu am. waaw sant yàlla bu baax a baax jinne yi ak nit ñi ñoo nekk waaw jinne foo nekk ma nga fa foo nekk ma nga fa ñu ngi fii ci studio bi nii jinne yee ngi fépp xam yaa ngi leen di gis yow. xam nga sëñ bi pour leeral sëñ bi mbir mi waaw sëñ bi xaaral rek. sëñ bi ñu ngi fii nii ci studio bi. pour leeral mbir mi waaw lu ëpp doomu aadama yi te nekk ci waaw. xanaa yaa ko dul gis studio bi mais foo gëstu mu ngi fa jinne yee ngi fépp ñu ngi fii ci studio yi kay yaa ngi leen di gis yow. mais du man lañ invité waaw man mi doon ndonay Soundiata Keita tey bu Afrique doon am buur waaw je suis le roi d'Afrique dëgg la billahi dëgg la. Lamine man de dama amoon benn question. al bàyyi ko mu yeggali de. waaw parce que nee na gaa yaa ngi fii waaw dëgg waaw ñëwal. ma ne tey bu Afrique doon am buur man maay toog ci buuru Afrique man Cheikh Ibrahima Keita li ma maîtriser ci jinne mindeef maîtriser wu ko billahi lazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum damay dégg nit di wax ci jinne damay bëgg a wàccu lu tax. mais parce que rien du tout xamuñu ko imaginez luy am loo xamante ne ni loxom ndeyjoor maanaam boo dajale woon fasu course yi daw France 70 fas mooy benn loxo dooley jinne 70 laa la wax nga daj nga gauche bi itam 70 dooley jinne dooley fas yi daw France waxuma la suñu fas yi de fasu course France yi daw France. tànk ndeyjoor bi itam 70 tànk càmmoñ bi yaram bi kenn xamul bu ma déggee ñu naan dañuy woo jinne di ko dóor man gëwma loolu mais kon nañu seeti ñi ñu war a seeti mooy ñan. man damay xabtal suma jinne yi ma donn ci suma maam Soundiata Keita bir bi kor bi koo bi baroori daa bi dula saare dental jinnaaji jinne yooyu ñoo doon dar Soundiata di ko kooraawal ñooñu laay yebal ci ku rab jàpp gis nga buñ ko gis nga rarement lañ koy jàpp ndax bu xamee jinne yi Cheikh Ibrahima Keita yi ñu ngi ñëw dañuy génn planète bi
jinne day génn planète bi day dem dem beneen day génn planète bi faqat jinne du nit ñiy woote mbiru jinne boo leen laajee jinne nañ lay doxee dañ naan la jinne day naaw jinne du luy naaw picc mooy naaw ak tan ak copine jinne day seey waa kay jinne du naaw jinne day seey daaw de gis nga li dégg man noonu laay dindee ki jinne nekk ci moom yebal suma jinne yi buñ ko fa fekkee dañ koy jatang comme ni ngay comme booy rendi sa xar tabaski ni ñu koy noonu lañ jatangee. koy jatangee indi ko ci man bu ñëwee façon tuub bu ne dina ko tuub di jéggalu di jéggalu di rëccu te gis nga bu fa jógee dootul dellutu ci moom ba ilaa yow mi diini man maa ngi jàppale jaamu yàlla Cheikh Ibrahima Dëgg la. Keita Liberté 6 dëgg la te am naa dafa tombeek seen émission bi dofloo nit ñi ak yooyu le 4 bii di ñëw doon samedi jardin public bu Rufisque bi maa ngi fay organiser benn consultation gratuite ñi yor jinne faru rab ñu nitu guddi jàpp ñu paralyser bépp feebar boo xamante ni médecin traditionnel dina ko faj boo fa ñëwee incha allah dinaa la faj ci gratuite mais sëñ bi sàngara si ak loolu xale yi samedi. sàngara si ak xale yi naka la leen ko jinne yi di def loowee Waaw, mais- ak nan la ñu war a mën a def ba mu deñ ci ñoom est-ce que xam nga ni ñàkk a yiwa di rek ñàkk a yiw rek da ngay may jinne buntu pour mu dugg la c'est-à-dire waaw maanaam comportement comportement xam nga tey jii comportement boo ko amee lan la ñàkk set com- ñàkk ormal Waaw. ñàkk yar Waaw. wala ñàkk liggéey Waaw. wala ñàkk lan benn comportement boobu rek boo ko amee jinne yu bon yi dañ lay ñeme nekk nit ku seytaane moo lay setul dugg. nekk nit ku setul seytaane mooy jinne nekk nit ku setul nekk nit ku tilim nit ku taayal nit ku dul sangu set boo ko dee def jinne yu bon yi duñ la jege bu la jinne di jege jinne bu baax lay doon te sénégalais yi nañu bàyyi xel ci naan ay far ay Ah? continuer sëñ bi. mooy non dafa la bëgg a wax ne que gars ñi ñu ngi lay seetaan en direct ci internet bi ñu